est tenu de sortir un rapport chaque année gis nga kii ni mu doon jotee rapport Cour des comptes man boo ñëwee sama bureau mën naa la génne rapport Cour des comptes 2005 2006 2007 yëpp dañu ko doon envoyé journalistes yi moom mu toog pendant 4 ans ou 5 ans génnewul benn rapport de compte il a fallu à l'intérieur ñu secoué ko kooku def ampliation à l'union des magistrats pour mu mën a génne ay rapport mais mu mel ni kon nañu jàpp ne ba mu toogee ci premier mandat bi laata muy am deuxième mandat bi yépp dafa ne rapport yi bu mu génn ñu siiwal ko ba keroog may am sama deuxième mandat parce que loolu laa ko mën a jàngatee muy benn ñaareel bi lu ko booleeg Nafi Ngom Keïta ñëpp xam nañ ko bul génne rapport bi mu ne ko président loi moo ma tënk recevoir ma jébbal la rapport bi officiellement mu bañ. d'accord bu ñu ñëwee ci rapport IGE bi président Macky Sall di appeler à la réintrospection ci jamono joo xamante ne déjà am na ay dossiers yuy nelaw ci tiroiru procureur parce que dégg nañ temps yële passé Seydou Ndiaye Diakhaté di wax Serigne Bassirou Guèye ni jébbal naa la 19 rapports yoo xamante ni am na ñoo war a topp. 19 yu fekk ci yu ko na fi fekk déposé woon ko ëpp le 19 mais Union des magistrats du Sénégal Souleymane Teliko moo koy jiite dimanche am na fu mu wax. ñu dégg mu ne procureur dañ koy sant mu def mu ne moom magistrat la moo jiite kuréelu magistrat yi mu ne procureur ak lu ñu ko mën a jox ci rapport amul liberté xëy instruire rapport dañ koy jox ndigal mu def ku koy jox ndigal ministre de la justice kuy patron ministre de la justice comme amatuñ premier ministre président de la république parce que nag fi mu nekk nii bu ñu xoolee ni ñu traité rapportu IGE bu Khalifa Ababacar Sall rapport damay fàttali tamit téléspectateur yu ñu seetaan rapport ça ne veut pas dire que yow yaa def c'est un document de base boo xam ne mën nga ko yóbbu ci fi nga xam ne moo di justice nga wut say avocat nga indi say preuve ñu seetal la nga dem mais il faut que tamit loolu ñu def ko xam nga loolu lu tax moom solo day tax ñu doon république dafa am une séparation des pouvoirs pouvoir exécutif bu defee lu mu war a def ba pare pouvoir judiciaire war a def lu mu war a def mais boo déggee ñu ne la CENTIF xamante ji Sénégal gi yëpp d'accord nañ moo am enquête bu ko wane ne les bâtiments qui pullulent au Sénégal mi ngi sukkandiku ci li nga xam ne moo di blanchiment d'argent ñu wax na parking oto yu bari yi ngay gis ñi yëpp mi ngi sukkandiku ci wàllu blanchiment d'argent CENTIF def ci ay gëstu yu bëree bëri jàpp yu bëree bëri dossiers yi mi ngi ci suuf ñu dugal ci biir tiroir bi nga ñëw xëy Cour des comptes génne rapport am mi ngi ci tiroir bi OFNAC génne rapport am mi ngi ci tiroir bi bii it du mujjee fenn ci tiroir lay mujjee kon mënumaa gëm la gouvernance sobre et vertueuse. Et justement Pape Alé est-ce que tey njiitu réew mi moom ci boppam bi mu nekk yenn rapport yi daf ciy teg concom tey bu ñu xalaatee ne rapport bu ñu ko génnee recommandation yi dina am suivi wala mu am ay sanctions c'est pas être trop optimiste. mais moi en tout cas en ce qui me concerne sincèrement parler littérature laa jàppee rapport yi quoi je lis pour comprendre voir mais xaaruma ci benn sanction ci fenn comme yeneen rapport mënuma ko ci xaar ci bii xam nga nit bu la wonul yeneen ci yeneen rapport nu mu naree doxalee mënuma xëy suba ne ku naam yaakaar ci bii te bii bu ne la ARTP toog nañ seen collège délégué xëy suba am ay tension de trésorerie n'empêche mu baal 8 milliards expresso 8 milliards xajul fenn fii si ñun 8 milliards xajul fenn fii si ñun ak tamit nañuy wax rek téléphone yëpp ni ñu sonalee ñun ci jël suñuy crédit ak jël suñuy kii chaque jour nga jooytu ko fii ARTP war a nekk kuy contrôler loolu 8 milliards nga ne ko noo garaawul demal ak moom du muy perte de profit ak yeneen yoo xam ne dañ la koy wax xoolal mbirum oto yi lu ñu lay wax 2018 nga war a jënd kat nga def 80 voitures mu ne nga mujj a jënd 882 voitures nga gis benn ministre boo xam ne day gaare 4 voitures ci biir këram ça pose problème te loolu yëpp kenn du ci réagir kenn du ci wax oui parce que le président a tiré la conclusion le rapport de l'inspection générale d'État nous invite
à l'introspection à la responsabilité dégg naa ko sax mu mel ni kuy gaaruwaale parce que nee na François Collin j'aime bien votre discrétion xanaa peut-être day gaaruwaale na fi ngam kay. alors professeur sànq Pape Alé dafa wax lu am solo muy li ñuy wax ci yenn rapports yi bu ci mel ne mairie bu Ndakaaru mais dañ ci gis les chantiers de Thiès les rapports ont été déclassés maanaam déclassification boobu nga xam ne c'est le président de la République moom moo ko war a def ba ñu yóbbu ko ci procureur pour ubbi enquête lan moo tax duñu ko gis ci rapport yi nga xam ne ñu ngi koy jox le président. waaw xam nga waxtaan bi dafa am maanaa ndaxte xëy na président bi nekk ci jal bi tey li muy def dafa am fu mu ko jàngi xam nga Sénégal bi mu moomee boppam ba léegi gouvernement yi fi jaar yëpp loolu la ñuy def maanaam dañuy xam ni diw li mu def jaaduwul waaye boo ñëwee ànd ak ñoom far ak ñoom ñu baal la kooku xam ngeen kii fi toog tey ki mu wuutu bi mu ñëwee yooyu la jëkk jël mu xool benn par benn diw yow boo ñëwee ci man ñu fàtte si mbir bon Sénégal góom bi jàngoro bi mooy li ñu dàqoon buur yi ñëw tegaat fi ay buur loolu fekk jógewu fi mais dañuy wax rek waaye ku nga xam ne bu ko neexee comme Pape Alé ni mu ko waxee procureur moo koy wax defal lii mu def loolu général bu la nee defal lii nga def loolu mais loolu réew moomu kooku jamono buur la woon sunu maam yi am nañu ay junni at dañuy ñafe ba nga xam ne yooyu dañ ko fi jële waaw Sénégal bii ñu nekk du ay buur rek fi nekkoon am na béréb yi nga xam ne buur daaw fa dugg waaw xëy na nag am na ñu xamoon buur waaye am na ñu xam ne xamuñu woon buur te réew mi dañuy république la ni mu ko waxee réewu nawle la ay jàmbur. moo fi nekk est-ce que tey homme politique yi. def nañu nawle ñi leen fi teg. foofu la parce que ñi ngi wax léegi ni am na oto yoo xamante ni dañ ko war a delloowuñu ko mu am ñu dëkk ay ci ay kër yoo xamante ne nii buur moo leen ko jox ñu génn dem ba pare di ko loué. foofu laa li wax dañu dellu gannaaw ndaxte bi ñu nee am nañu indépendance bi ñu jëkkee ñëw ay député ñëw di def lu nga xam di loolu yokkal seen bopp salaire booba dañ leen woo foofu crise bi njëkk am Sénégal crise bi looloo ko indi Mamadou Dia da doon doxal yoon ñu fexeel ko daaneel ko ni moom dafay def coup d'état ñu jël ko parce que loolu doon indi député yi ñoom dañ doon ñëw di def lu nga xam ni kenn santu leen ko di yokkal seen bopp ay xaalis ak yooyu ak yeneen yu nga xam ne yu doy war mu dellu si waaye nag ñi nga xam ne nag dañu nekkoon nag ñeneen ngemb leen waa bitim réew ngemb leen am itam ñu nekk ci réew mi bëgg yooyu ñoo ñëw jàpp leen foofu la ñu commencé di dugg ci ay pax mi bon lépp maanaam mooy système bi ñu jële ko xam nga man li ma bëgg a wax mooy wolof ñaay dafa nii li yëngu li ko yëngal moo ëpp maanaam lu tax coow li ñëw tey yéen yi ñu yore yéen a kaay président de la République tukki na jamono jooju nga xam ne ñu ngi wax mbirum suuf si xam nga dafa lëmbal te ci jeexul ñu ngi wax mbirum saaga yu kenn xamul dinañ ci ñëw ci kanam d'ailleurs kan na si yooyu ak feebar bu metti bi affaire bor yi nit mi ngi ñuy yooyu dafa ñëw rek bëri lu tax ñu toog ba tey ñu génne ko comme ni mu ko waxee est-ce que dañu bëgg ñun ñu fàtte yeneen mbir yi bon tey jii naa ci wax waaye man de suba ma dellu ci waat ci wax yi ma beneen ñaari li ma am important mooy wax assemblée nationale ak magistrat yi judiciaire ñoom lu ñuy xaar ñoom est-ce que dañoo war a xaar ñu leen yëngatu leen mais yeneen réew dañoo am war a am fayda itam parce que bu ñu la joxee liggéey yow yeneen réew yi ñenn ñi xaaruñu dañuy ñëw daal ni man kat lii ma gis sama liggéey bokk la moo la daal di laaj yow lii ñuy def ñun yaa ko def ndax dëgg la déet su fekkee jaaduwul nga ni yow nooy remboursé xaalis bi bu ñu ko joxee étudiants yi sama étudiants yi yeeg ñi nga xam ne dañu sonn mais xaalis boobu am na fu mu dugg kan mooy fay lii ñu wax yow bon loolu moo am maanaam léegi xam nga li gën a garaaw ci réew mooy li ñuy wax impunité mooy maanaam yow nga tooñ te kenn du saafara mbir mi kenn du la yedd kenn def dara kenn yow daal loolu neex nga def. mais ci kawu Khalifa Sall Pape Alé mi ngi koy wax léegi nan la ñu mën a comprendre IGE boobu nga xamante ne nii moo joxoñ Khalifa Sall ba mu dugg kaso ba léegi rapport boobu noonu nit ñi teguñu ko bët. waaw kooku et même Khalifa Sall a demandé qu'on déclassifie le rapport. et justement. jusqu'à présent parce que xam nga rapport bi lu nekk ci rapport bi xam nañ ko. dans le rapport on n'a jamais écrit déclencher des poursuites judiciaires
kenn mësu ko cee bind. moo tax ñu tey dañ ko non kenn mësu ko cee bind. les conclusions du rapport de l'IGE kenn mësu ko cee bind. est-ce que ça signifie que rapport yi leen arrangé moom la ñuy génne yi leen arrangé wul ñu téye ko. mais rapport bu ñu soxla ñoom xam nga Idrissa Seck bu ñu koy dugal kaso. IGE la déparé woon dañ ko déclassifié. Macky Sall premier ministre moo woo diplomate yëpp ñu toog mun na leen muy liir di wax lu tax ñu jàpp Idrissa Seck dañ ko déclassifié coow li bari ci affaire Khalifa Sall ak ay avocat na leen déclassifié leen rapport bi ngeen liir lan moo ci rapport parce que lan lañ ci bind mosuñu ci bind déclencher des poursuites contre Khalifa Sall dañ revoir le mode de fonctionnement de la caisse d'avance et le décret instituant la caisse d'avance loolu lañ bind ci rapport boobu. alors moo tax ñu ne ko teg moo tax nangu ñu woon déclassifié mais bu leen leeroon ne dañoo bind ci rapport bi déclencher des poursuites judiciaires contre Khalifa Sall ñoom ci boppam ñooy koy déclassifié teg ko. mais xam nañ ne dañoo déclencher poursuite parce que bon c'est un règlement de compte politique. à ce rythme est-ce que duñu affaiblir organe de contrôle yi wala sax ñu dem ba image peut-être bi ñu war a am mu yàqu. mais organe de contrôle yi. affaiblir organe de contrôle parce que finalement su demoon rapport yi ban njëriñ la am. finalement moom affaiblir organe de contrôle mi ngi tàmbalee muy liggéey bi mu war a liggéey ba pare jébbal la rapport boobu nga ne ko waaw bon yéen magistrat ngeen mais dinaa teg benn commission pour mu xoolaat li ngeen liggéey musuta am Sénégal Senghor musu koo def Abdou Diouf musu koo def Abdoulaye Wade loo ko mës a sikkee li ngeen bëri. am na ñu bëri ñu leen di dàkkantal ay tur tey ci di wax ne diw kuddu wala kii parce que ci rapport ngeen ko xamee ñun ñëpp nañu waxante dëgg Abdoulaye Wade tëj na fi ay ñoñam moo tëj Modibo Diop ba mu nekkee Azer moo tëj Bayla Wane ba mu nekkee Lonase ak ñeneen ñoo xam ne moo leen jàpp ndax kon du ñàkk volonté bu nguuru Sénégal comme ni nga ko waxee peut-être pour dem ci lancer boobu ñoo xam ne dañ leen a cité ci ay rapport tey dañ leen a mën nañu wax ne dañ leen a promis ci ay responsabilités yu gën a mag donc limal ma benn nit bu nekk ci nguuru président Macky Sall bu rapport épinglé au contraire moom mooy jël sax sa défense